ñoo ngi leen di nuyu yéen waa Daaru Salaam yëpp surtout waa Marché Ndigal ak waa Mbàkke yëpp ñoo ngi leen di nuyu. Daaru Salaam nag ku ne xam nañ ni ñun am nañ luñ manqué suñu tëli bii ñëw nañ fi bañ fiy jaar campagne la woon gis nga suñu tëli bi ni mu mel jigéen ñii ñëpp dañuy teel a xëy di naajee wàcc te kenn amu ci financement ñu ngi nii Daaru Salaam moom nag gisuma ci ko am financement ceeb seer na diwlin seer na marché bi lépp a seer kon nag Ibrahima Goumbale bu ñëwee fii li ngay jàppale waa Daaru Salaam waruñu leen koo gëm ñun nag Ablaye Wade la ñuy liggéeyal Karim Wade la ñuy liggéeyal waaye buñ gisee koo xamante ni tamit bëgg nga Daaru Salaam gii war nañ laa mën a dimbale jàppale ñu dugal Daaru Salaam fii ñëpp Daaru Salaam ñun dañoo war a comme ñëpp lañ war a mel lépp luy génn rek Daaru Salaam war na cee am te ñun Daaru Salaam gisuñu dara loolu nag lañ bëgg mu jeex fi li koy faj nag mooy famille dëxa nañ leen fi jëlee nii ñu def nii bàccal leen élection présidentielle yaa ngi ñëw na gën a saf saf di nuyu nag waa Marché Ndigal yëpp sama waa koñ yéen yëpp maa ngi leen di nuyu sama dëkkandoo yëpp di nuyu sama borom kër bi nga xamante ni chaque jour ci campagne bi min wi laay dugg sama kër di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak famille ay dara yëpp ak famille faaleen yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu te xam ne nag Daaru Salaam rek a ñu ñor ñun suñuy lu ñuy dox guddeeg bëccëg yëpp pour Daaru Salaam kese la Daaru Salaam am ndam wasalaam. man na wax ji moom du gudd juste rek ma wax leen kan mooy Ibrahima Goumbala pour wan ne kuy samp sa ndënd fii si Daaru Salaam Mbàkke waxuma la Daaru Salaam Mbàkke rek am moom bu sampee ndëndam ñëpp dinañ xamante ni Ibrahima mii doomu dëkk bi la. ndax yaakaar naa ne Daaru Salaam képp ku xam ñaari figure nga fi xamoon muy ñaari góor yoo xamante ni ñoom rek nga doon dégg si Daaru Salaam muy góor gu ñuy wax Mama Dior Babou ak Baba Aydara Ibrahima mii nag Mama Dior mooy maamam Ami Babou di yaayam Youssou Babou mooy ni yaayam képp ku wax politique fii ci Mbàkke wax politique si Daaru Salaam tudd Youssou Babou tàccu leen loolu waaye ak parcours bu am solo bi nga xamante ni mëne na ko fii ak lutte yi mu daan lutter pour libérer Mbàkke kon nag Ibrahima bu sampee ndëndam wàcc na buñ jógee sur le plan social bu ñuy wax Ibrahima parcours muy pur produit école sénégalaise bi mu jàngee génn dem Algérie ñibbisiwaat demaat université Cheikh Anta Diop jóge fa pare nekk expert financier kon ñun amuñu lenn lu ñuy envier benn leader. tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu noonu la koy dal. ndax fu leader jaar ba jàng rek Ibrahima jaar na fa doog a egsi fii mu egsi tey nag mu ànd ak ñoo xamante ni ñu topp si ginnaawam fu ñu war a taxaw nañ fa muy Khalifa Seck mi jóge ba Russie ñëw ak ku ñuy wax Pape Amar nekk ba Canada donc ñi mu àndal ñëpp di lutter di mëne pour libérer Mbàkke pour delloo Mbàkke li mu cëram ci Sénégal kon teg na ko fu leer muy loo xamante ni ñëpp teg nañ ci seen bët kon nag ñun bu ñu jàppale kenn fii si Daaru Salaam war nañoo jàppale doomi Daaru Salaam ji war a mën a jàppale surtout Mama Dior bii di doono Youssou Babou pour ñu am Mbàkke boo xamante ni day prospère foo taxaw wane wax Mbàkke ñu dégg Mbàkke ni ñu amee des ministres am des gouverneurs am lépp loo xamante ni pourquoi pas un président de la République boo xamante ni doomi Mbàkke Bawol bii lay doon te mën nañ ko amee si moom ndax c'est un homme sociable daa di yëkkati xaalisam di ci def sans rien attendre ndax xam nañ ne ku nekk si opposition amoo moyen yoo xamante ni bokkut ak état bi nga xamante ni sunu xaalis lay jël di jox moom mooy dindi di def di campagne di dimbali nit di si social pour rien que ni doomu dëkk bi mën a nekk dans de bonnes conditions donc yaakaar naa bis bu ñuy taxawal doomu dëkk bii jàppale ko mu nekk maire mën a nekk futur président de la république mooy li ñu war ñun ñëpp. Déthié Fall ndax Ibrahima Goumbala mii moom Déthié Fall ñooy liggéey fii ci Mbàkke suñu borom dogal na ni moo ko fi nekkalagun kon nag li ñu war ñun waa Daaru Salaam waa Mbàkke PRP dama ngeen xàmmee ko ñu ànd liggéey ngir lépp ngir Mbàkke jariñu loolu laa message boobu laa am lu may wax képp kuy sën rek ñun ñu ngi ci PRP képp ku ñëw bëgg a bokk soo ñëwee dana la dugal ci biir ñu ànd liggéey ànd ak liggéey ak Ibrahima Goumbala ba Mbàkke Bawal xam ni fi mu toll nii ay doomam jug nañ takku taxaw ndax jeex fii. Ibrahima sama jalbaat
man day bala maa supporté kenn dama laa supporté ba nga doon ministre di daagu fii ci dëkk bii. amiin waay sama xalaat man Ibrahima Coumba Ngom te xam naa ni nit ko am ngor la ndax képp ku la xam Baye Mama Babou fii ci dëkk bii bokkoon na ci membre fondateur yi nga xam ne ñoo sañ ci dëkk bii nekkoon feek sunuy baay waaw nekkoon feek sunuy baay kon nag Ibrahima boo ma gisee muy guddi muy bëccëg lu may dox rek xamal ni lu la jëme kanam rek ci laay dox kon nag dama bëgg SONES bii nekk fii ñun ñëpp ñu ànd jàppale Ibrahima mii gunge ko ba mu fi mu bëgg a egg fépp mu àgg fi ndax Ibrahima mii de buñ ko defee sunuy tànk def ko sunuy tànk def ko sunuy loxo def ko sunu bët mu di nu xoolal dana xool fu nu neex dina wax lu nu neex dina nu demal te gone yi nekk fii te bëgg a dem ñëpp dañ leen jàppale mu dem kon nag koñ bi li war a am mooy nu fexe ba booloo jàppante ci xaajaloo bii nga xam ne moo nekk nañ ko ba jéem a ànd te yàlla rek a tax ndax Daaru Salaam kat kenn du jóge ca àll ba dina ko defaral ku nu ko mën di defaral nun ñii ci nun lay gis nu tàmbali ñu mën noo àggaleel kon nag Ibrahima kon Daaru Salaam a ngi nii Mbàkke ngi nii ñun daal ñu ngi lay ñaanal ci barke Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul fi ngeen bëgg a yegg ak ñi nga àndal muy Déthié Fall ak ñu mel ni moom Ablaye Wade nag wan nañu aw yoon wi nu Ablaye Wade nag daa doy sëkk kon nag nañ ci fas yéene nekk nun nag xëy na aase nan lu bari mënuñu ko waaye mën nañoo gunge gone yi nan fexe ba jàppale gone yi ak mag ñi ñu fexe ba jàppale leen ba ku ciy liggéey ñu fexe ba fa fekk la fa ngay liggéeyee ñu jàppale la ba nga am ndam ca la ngay liggéey man daal loolu rek la ba nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw li ñu bëgg a wax mooy bin xamante si parti réew mi mu nekkoon si cellule des cadres Idrissa Seck joxoon ko wàccuwaayam waaye nag loo gis ñun doon nañ dem ak conviction bi ñuy ànd ak moom si bi ñu nekkee si réew mi li ñu bëggoon mooy président Idrissa Seck accéder au pouvoir bi mu demee ànd ak président Macky Sall si leen génnee yaakaar naa Modou Rokhaya mi xam na li may wax. yàlla def nag bi mu génnee ñu créé benn groupe boo xamante ni cadre yi nga xamante ni ñoo nekkoon si réew mi doon jàppale président Idrissa Seck ñu ni léegi dañuy concerté wu buñ concerté wu ñu xool benn leader boo xamante ni dina mën a ànd ak moom. mais comme ñi ñëpp ñi ngi nekkoon si réew mi te docteur Abdourahmane Diouf génnoon na créé partem président Déthié génnoon créé partem ñu ni nag dañuy concerté wu buñ concerté wu xool leader bi nga xamante ni bokk na moom gis-gis tey dinañ jox suñu wàccuwaay ñu ànd ak moom. yaakaar naa ne si lañ jëlee décision ànd ak président Déthié wax ni président Déthié ànd ñëw moom pour parparloo mais dañoo ànd ak moom ànd nawle ndax Ibrahima Goumbala mii toog donc comme ni ko Faty Babou waxee cadre la comme ñoom président Déthié tey jii li président Déthié def ba créer parti moom mën na koo def créer parti te nag Daaru Salaam ak Gaawaan man ba mu juddoo ba tey fàttaliwuma ko fi peut-être li Faty Babou doon wax lu yàgg la waa man leader si biir Daaru Salaam ak Gaawaan gisaguma ko tey ñun waa Daaru Salaam ak Gaawaan waruñoo taxaw di toppe parce que ñun électorat Mbàkke bépp si ñun la nekk kon jot na ñu am fi leader boo xamante ni dañ koy may doole ëllëg mu yor ay direction yoo xamante ni bu suñ bët xonkee mu mën ñu koo fajal sinon dañuy obligé di topp ñoo xamante ni duñu jox suñu wàccuwaay te seen i intérêt bopp rek moo leen tax a jóg léegi nag ñi ngi jëm présidentielle di wax ni coalition lañ àndal ñi ngi nuyu suñu mbokk PDS bii nga xamante ni moo fi nekk muy waa Wallu wax leen ni waaw yenn karimiste la waxee ni ñun ñëpp ñoo bokk dénominateur commun dénominateur commun bi ñu am mooy changement alternance la ñuy woote moo tax képp kuy opposition rek ñun ñoo war a ànd ñun ñëpp ñu liggéey donc ñu ngi si woo ñëpp mais na massification bi gën a continuer ñi ngi soññi ñëpp di sant ñëpp di wax ni wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier ndax tey jot amul ak taw bi mais bàyyi ngeen lépp taxaw ba fekke lépp kon ñu ngi leen di sant bu baax di wax ni daal Daaru Salaam ak Gaawaan boole noonu ànd ak Ibrahima Goumbala mu ànd ak président Déthié Fall pour changement mën a am tey. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñëpp. di leen nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant gis naa ne boobu ba léegi muy taw mais terewul yéen a ngi toog di xaar ci taw bi kon loolu yaakaar naa ne engagement ak détermination mënu ko weesu. kon su ko defee comme dañoo demoon ci bannière PRP ndax man PRP laa fi nekkee fii ci Mbàkke yàlla def na Déthié Fall maa ko représenté ci PRP waaye dañoo nekk ci intercoalition parce que résultat yi ñu am
vraiment jàmbaaru ñëpp la ndax dañoo ànd ci intercoalition boo xam ne wàllu yeewi la donc mënumaa wax te gërëmuma représentant wàllu bi fi nekk soxna Fatim Karimisi bi jàmbaar la xeexkat la jàmbaar la dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax na gis naa engagement ma man ñu mën ñi laay wër ñu mën ñi laay wër Modou mii ni mu jàmbaaree noonu la kii mel jàmbaare si xeexkat ñi ko defee ñu wax ne Daaru Salaam jot na ñu xam fi ñu jëm ndaxte ñun vraiment mënuñu am Daaru Salaam et Gawane je veux dire ndax mënuñoo am les deux plus grands centres de vote yu nekk Mbacké muy maam Cheikh Anta ak Soxna Khady Penda li ñu am dafa am solo foog ñu wax ko ñun ñi xam ko donc ku fi fal ñun ñoo la fal parce que kii di maam Cheikh Anta di Soxna Khady Penda xam ne électorat boobu Gawane ak Daaru Salaam ak Santhié ñoo ko fi indi te ku fi falu maire fa ngay baatre waa léegi te kuñ falu maire dootuñu la gis dégg naa au passage monsieur le maire nee na mairie bi il a mis le prix bu ko kenn fonto il a mis le prix pour avoir la mairie ñu koy wax ne ko tontu ne ko su contrat bi jeexee nañu delloo suñu mairie parce que kenn du ko renouvelé ndax ñun fi ñu jëm ñeme nañ fa te xam nañ ko te li ma gën a neex mooy dañ maa sas ndax jeunesse su Daaru Salaam sama tonton yi dañoo ñëw gis ma wax ak man dama dañoo bëgg nga engagé wu ci politique parce que gaa ñi sutul leen gaa sax yàlla na ëpp diplôme xam nga dañaan saabu di fóot boppam yaakaar naa Fatou Babou Khalifa wax nañ donc loolu doy na donc li am solo daal mooy damay woo tout le monde j'appelle à tous les fils de Gawane tous les fils de Darou Salam et tous les fils de Mbacké en général ñu àndandoo jàppandoo dem jëli suñu mairie je lance ici ma candidature dès à présent te dinaa ci liggéey dinaa ci bay sama wér tànk ndax xam naa ne am naa jeunesse ak ay femmes yoo xam ne déterminé nañu engagé woon te ñu ngi suñu ginnaaw donc su ko defee damay woo ñi fi nekkoon yëpp ci nekk ci yeneen parti yi di woo di gërëm aussi sëñ Ibrahima Mbacké mii de ci fële vraiment am na liggéey bu am solo bu mu fi liggéey di gërëm aussi Serigne Diaw moom it vraiment gis naa engagement am ñooñu ñëpp damaa bëgg ñu ñëw àndandoo parce que on a des forces il faut qu'on les mobilise suñu bàjjenu gox bii damaa Anta Dieye maa ngi koy woo mu ñëw ñu ànd liggéey parce que liggéey bi ñu bëgg liggéey mooy doomu Daaru Salaam moo mën a dëkk fii ak gaa doomu Gaawaan dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi ku dëkk jëfale mënul ñëw defar sa gox donc il faut qu'on s'engage engagé wu liggéey gëm suñu bopp yëf yi moom gëm sa bopp rek la y a pas de secret on y met sur le terrain ña fay liggéey dem li ñu bëgg xam nañ ko fañ bëgg a yegg ñu yegg fa kon nag damay gërëm ñëpp bëgg maa guddal ndax journaliste yi maa ngi leen di gërëm au passage li mu taw yëpp ñëw ngeen vraiment teewee événement bi donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. léegi par rapport ak résultat bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk député fii ci département Mbacké ban analyse nga ciy def après victoire. waaw xam nga intercoalition bi comme vraiment je remercie et je félicite au passage Déthié Fall parce que vraiment pour sa prouesse ndax moom moo proposé l'intercoalition Wallu Yewwi su ko defee comme ko ànd mbooloo te ku nekk foog nga am foo ko féetalee donc fii ci Mbacké dañu ne woon Wallu mooy dem donc moo tax ñu investir waa Wallu ak waa Pastef mais je réitère que ànd bi aussi bëgg naa ni ñu koy defee ànd ba au niveau national que ànd boobu au niveau local aussi qu'on le matérialise àndum nawle waaw bëgg naa ñu àndum nawle ci loolu laay pousser coalition bi di ko fa di ko ñaax que ànd bi nekk ànd bu sax ànd bu dëgg te ànd bu nawle waaw donc fii ci Mbacké ñi ñu investir woon waa PDS lañ donc ñun comme on avait reçu consigne jàppale leen loolu lañu ci dinañ boobu lañ demee et puis moo tax ci campagne bi aussi xaaruñ moyen kenn on a dégagé nos propres moyens et def ko ci ndax Daaru Salaam jaral nañu ko Gaawaan jaral nañu ko Mbacké jaral nañu ko waaw Mbacké jaral nañu ko. waaw waxoon naa ko xam nga nag man doomu Mbacké laa te ko bëgg Mbacké laa doomu Mbacké yëpp dama leen di bëgg donc moo tax bi élection yi locales yi ñëwee bi gars yi wax campagne ma sax dama toog parce que vraiment donte ne ku ma APR mais je voulais que Gallo gagne parce que doomu Mbacké la ñu sagal ko parce que loolu ñu doon xaar foofu mooy Gallo bu gagné au moins mu am benn responsabilité ñu yéegal ko jox ko ministère nga xam ne Mbacké dana ci gis boppam mais vraiment ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas je suis désolé mais ça n'a pas été le cas moo waral bi ñu demee ci législatif yi nga xam ne beneen dimension la Mbacké génn wane seen bopp parce que ànduñu ak APR ñun tout sauf Macky Sall ànduñu ak Macky Sall moo waral loolu moo waral lecture boobu moo am
moo war a résultat yi ngeen gis ko. comme noonu mu ko waxee gis nañ ne élection législative yi dañoo sanctionné Benno Bokk Yaakaar te municipalité yi dañu gis ne joxoon nañ ndam Benno Bokk Yaakaar ci commune bi est-ce que jàppoo ni maire bi fañ ko doon xaare daf faa ñëw. waaw justement loolu bokk na ci parce que biñ ko falee yaakaar moo la ma la wax léegi rek parce que yaakaar moo taxoon ci moom ne xëy na suñ ko falee dañ ko jox doole boo xam ne dana ko mën a indi ci Mbacké jàppale waa Mbacké jàppale jeunesse Mbacké jàppale les femmes de Mbacké vraiment aussi defar Mbacké pour citer exemple suñu tali bii promettre nañu woon avant màggal Darou Salam danañ ko defar mais jusque là ba léegi nii gis nga tali bi ay trottoir la ñu defar loolu moo waral nag population Mbacké génnaat taxaw nangu lañu moom maanaam voter contre sanctionner le régime parce que vous n'êtes pas sans savoir la cherté des prix jamono ji dafa métti dund gi métti na ci nit ñi dund gi cher na diwlin dafa triplé ceeb bi métti na lépp métti na ci population bi kon nag il faut ñu ut koo xam ne si nii bu ñëwee na saafara jafe-jafe sénégalais yi en général et jafe-jafe Mbacké en particulier. ndax jàpp nga ni maire bi capable na pour yor dëkk bi ndax yow gis nga loolu. waaw wane bu capable la wanewu ko parce que moom biñ ko falee maire après gis ngeen li ci am après joxe na ko après dem na donc même s'il est capable aussi vraiment il faut le prouver gisuñ ay preuves yu tangibles yoo xam ne bañ ko falee léegi yu mën a basé wu ne kii kat mi ngi doxal dëkk bi kon nag comme que loolu am na ñu ne takkaat bu dëgër takk suñu tubay jigéen takk seen sër ñu dem jëli maire bi ñun doxal ko dana doxal dëgg dana doxal yoon parce que le président Déthié Fall ci xarañam gis na ne yenn PV yoo xam ne ci yenn département yi mel ne Podor ak Matam am na ay irrégularité bu loolu amee def na recours comme nag ñun justice jàpp nañu ne njaaxaanaay la tëddee faralul pouvoir faralul opposition am nañu yaakaar ne danañ ci revenir waaw am nañu yaakaar ne danañ ci revenir waaw. une petite digression rek gis nañ ne inondation amaat benn commission d'information ba tey amuñ ci dara. li may xaar ci loolu mooy député yi projet de loi boobu dañ ko war a auditer dañoo war a auditer loolu parce que du budget boobu ñu dégagé woon les 700 milliards le président l'avait annoncé ne d'ici 4 ans dootuñu gis inondation démb laa dégg na déployé nañ plan Orsec ak ndox mi fi li fi bëll yëpp kon nag député yi am nañ aujourd'hui première leçon seen première leçon mooy projet de loi boobu ak budget boobu ñu dégagé woon nañ ci dellusiwaat càmbar ko xool xaalis boobu fan lañ ko dugal kon jërë ngeen jëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp